li ci gën a fës ay morceaux yu xonq ak yére yu xonq fësan lool suba tey ca Malika askan wàccoon ci mbedd mi ngir wax ne dañoo sonn ci ñàkkum karange gi ñuy dund ñaan nit faat nañ leen fa ci benn semaine rek kilifa yu port porté nañu plainte gannaaw vidéo yi si internet di wane ay càcc dafa am ca port bu Dakar ñoom ñu weddool ba mu set wi ci directeur bu port Ababacar Sadekh Bey doonoon tey ganu ko grand jury juróom-ñaan ci ñi amee woon feebar bi di dengue ca Kaffrine weex nañu naka noonu tam ki amee woon beneen feebar bi di Crimée Congo ca Kaolack daa ngeen ci dégg directeur de la prévention ca ministère bi yor wér-gu-yaram docteur Mamadou Ndiaye ci xibaar yi kuréel gii di aax li ñu bokk am njiit yu bees Guy Marius Sagna ak Fatou Ndiaye Blondin wuutu Cheikh Tidiane Dièye ak Aliou Sané gannaaw assemblée générale bi doon amal démb bitim réew waa Guinée Bissau di wote ci suba ba léegi ñi tànn seenum njiitum réew lépp nag amagum ci dal daañu dem foofa ca Bissau fekk fa ndaw lañ fa yebal di Lamine Ba doomu Guinée Bissau yi nekk fi ci Ndakaaru ñoom tamit di wote ca église Saint-Paul bu Grand Yoff tàggat yaram ak coupe du monde bu footballu tefes suñu gaynde yi di dajeek waa Biélorussie pour seen ñaareelu match tey ci ngoon lay doon mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne si lu ne ci ay farafay Abdou Thiam moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu dellu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru digg bëccëg yi den koy door ak waa Malika tey jii nag askan wa ñoom ñoo àndandoo woon wàcc ci mbedd mi ngir nag naqarlu li ñuy dund jamono ji ñàkkum karange gu tar ndaxte ci benn ay bés rek daal nañ fay faat ñaar nit loolu nag nee nañ dafa ëpp te lu ëpp turu tax ñu doon waree seen mer Issane Bassène yor seen kaddu ci micro Salif Sow. tey dañ fi rassemblé juste pour manifester wu ci lan bay manifester pour dire Malika va mal le collectif s'appelle Malika va mal maintenant le collectif Malika va mal va parler aujourd'hui de l'insécurité la ñuy wax bu ñu ne insécurité parce que dañoo constaté ne en espace d'une semaine il y a eu 2 crimes à Malika. Premier crime bi c'est une dame jëkkëram moo ko rey deuxième crime bi mu nekk benn jeune mu ko am dafa dem place ñu agressé ko rey ko maintenant ñun dañu ne ça suffit dafa doy parce que mënatuñu dund en paix fii à Malika maintenant la sécurité c'est notre droit on a droit d'avoir une sécurité maintenant sécurité boobu noonu ñan ñoo ñu koy jox c'est l'état qui nous donne cette sécurité là état moo ñu koy jox état nag suñu commissariat baa ngi fi y a pas d'effectif amul effectif maintenant ñun on interpelle le ministre de l'intérieur on interpelle le président Macky Sall à ce que mu jox ñu effectif bu doy fii à Malika ci Sénégal la bokk dootuñu nangu ay cas de crime di fi amatu état bi nag jógul ci lii nga xamante ne moom moo nekk di am fi Malika dina amaat deuxième acte. mu nekkoon Issane Bassène doon wax ci turu kuréel gii di Malika va mal ci doxu ñaxtu boobu maire dëkk ba mu ngi fa woon bëggoon sax jël kàddu waaye ñi nga xam te ni ñoo doon amal manifester bi dañ du ci dal ndaxte moom maire ba di Mor Talla Gaye deful dara ngir xeex ñàkkum karange foofu ca Malika sax la ñuy des wax ci beneen mbir di mbirum Seydina Fall bu Gazelle yi nga xam te ne àjjuma ba léegi mi ngi ci kasu bu Rebeuss li ñu koy toppee nag di mbirum faux billet ñi nga xam te ne nag ñooy waa Pastef ya nekk ca Malika ñoom ab doxum ñaxtu lañu amal ñoom tamit nag démb li ñu bëgg nag mooy yoon dem ba sës ci mbir mi bu bañ a am benn parparloo Ousmane Diop wax ci seen tur nag noonu tam madame Seck ñu déglu leen ci micro Sall Sow. dañoo gis lu nga xam ni il faut ñu duut ci baaraam fi mu nekk ni d'ailleurs député bi ñuy wax bu naan dafa toogal askan wi justice bés bu suivre on l'appelle à ça bés bu suivrul nag dañu am beneen taxawaay su dee justice bi nanguwul def liggéeyam si dossier bii. ñu alerté nag di alerté bi ñuy def mooy lan déclaré na fi ne dafa feebar ne dafa def hypoglycémie feebar moo tax ñu bàyyi ko mu ñibbi këram bi ñu ko bàyyi mu ñibbi këram am na fi temps voyagé am na li ñuy préparé ëllëg nag mooy lan bàyyi nañ ko parce que dafa feebar évacué ko nañ ko parce que dafa feebar mais ñi ngi leen di xaar de pied ferme xam ne mbirum phobie yooyu suñu yëf la ñun lay sénégalais suñu yëf la ñun looyee Sénégal di kàddu yi madame Seck ak Ousmane Diop ñoom ngeen déglu ñoom ñaar ñëpp bokk ci parti bi di Pastef fa nekk ca Kër Massar mu fekk nag geneen ko mbir di mbirum Petro-Tim wàllum pétrole bu Sénégal ak coow li ci am ñoom nag ñi di waa aax li ñu bokk nga xam ne moo ko tax a jóg ko di wéyal xeex bi nee na nag doyen des juges na dem ba jeex ci enquête yi nga xam te ne mi ngi koy amal jamono ji déglu ay nit ñoom waa aax li ñu bokk ak coppite am ci bopp kuréel gi ñaar ñi ci nekkoon jiite ko di Cheikh Tidiane Dièye ak Aliou Sané ñu daal di leen di wuutu ñeneen ñaar nit di Guy Marius Sagna ak Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop neneen nag mbir yi noonu lay doxee ci kuréel googu waa aax li ñu bokk doon amal seen assemblée générale nag démb dañuy déglu kenn ci ñoom Daouda Gueye. procureur dem na ba nga xamante ni moom woote na ne ku am ay seede yoo ci am nga indi ko muy li ñuy wax appel à témoin dem itam ba nga xamante ni ki nga xamante ni moom mooy doyen des juges moom itam nga jël mbir mi way dare boobu maanaam dossier boobu noonu ne moom dana ci def liggéey ñuy xaar nag lan mooy tukkee ci loolu noonu xaar bi nag du xaaru toog dañuy xaar boo xamante ni wax
wax dëgg yàlla dañuy taxaw sikkimu leen dëgmu leen ba ñu xam ne ñun ñoo ngi fi tey itam ñu ngi xool mbir mi daal li ci génne du nekk loo xamante ni yëfu yaama neex lay nekk wala boog di làq kenn wala yu demee noonu ñun daal dëgg gi lañ soxla ak leeral lii di kuréel gi nga xamante ni moom moo jiite aar lu nu bokk kuréel googu noonu dañ koy dëggal ndaxte kat gis nañ ne def na liggéey bu mucc ayib waaye nag comme ñun ci njëlbeen nga dañ ne woon bii nga xamante ni moom mooy kuréel gii di jiite aar lu nu bokk muy commission coordination bi ña nekk ca bopp ba ñaar la ñuy nekk ndax rek bañ mbir mu jeng jëm fenn te itam waaw mbir mi bañ a am kanam ndaxte mbiru Sénégal yëpp la ñu jëloon kii di Cheikh Tidiane Dièye ak kii nga xamante ni moom mooy Aliou Sané dénkoon leen ñu jiite mbir mi ñu ànd ak ñoom di doxal léegi nag comme loolu la ñu waxoon te kat ñoom def nañ juróom-benn weer muy ñetti weer yi nga xam moom la ñu waxoon ne bu ko weesoo dañuy jël ñeneen teg ci bopp bi looloo indi ñu indi ay coppite ci kaw bopp aar lu nu bokk kii ñaar ñi nga xamante ni ñooy Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin ak kii di Guy Marius Sagna ñoom lañ teg ñu ne kat ñoom ñooy jiite fii ak juróom-benn weer bu jotee ñu amala benn ndaje mu yaa tamit indiwaat coppite yooyu noonu waaye du dara tax moom moo tax ñu ngay def ndaxte ñun ñëpp ay àndaat wax dëgg yàlla ci liggéey bi. mu nekkoon Daouda Gueye bokk ci kuréel gi di aar li ñu bokk kon am ñaari njiit yu bees Guy Marius Sagna ak Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop aar li ñu bokk nag mbir mi nga ko waxee sànq leen tax xeex di mbirum Petro-Tim suba nag ci altine ji ci leen nag doyen des juges Samba Sall di jeexal déglu ñu mu ci déglu ay nit boobu ba léegi ki ci nar a nag mujjee ko déglu di Aliou Sall moom rek njiitu réew mi kon suba lañ ko ci déglu gannaaw ay yeneen kilifa yoo xam te ne jot nañ jaar ci kanamu Samba Sall Aliou Sall di maire bu Guédiawaye nga xam te ne moom bokk na ci ñi gën a tumaal ci mbir moomu moom ñi nga xam te ne moom kër gi di Agritrans suba kon lañ ko war a déglu ci mbir mi moom sax jotoon na démissionné ca postam di directeur général bu CDC caisse de dépôt et consignation gannaaw mbamb li ko toppoon ci coow loolu di coowal pétrole bi. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. El Hadj Ndiogou Diène. une heure tegal juróom ñaari minutes way ci xibaar yi wax ci leneen di directeur général bu port bu Ndakaaru weddi ba mu set yu ci vidéo yi nga xam te ne mi ngi daw ci internet di wax ni ay nit di indi seede ci ne nag dañoo sàcc ci seen i bagage ci port bu Ndakaaru Ababacar Sadikh Bèye ne loolu dara amu ci te sax ngir bëgg a leeral vidéo yooyu ñoom waa port daan nañuy porter plainte alxam kalaame kon ci yoon mu xam le nu ni mel tey ji ci grand jury yi moom Ababacar Sadikh Bèye doonoon ganuk Babacar Fall. Port de Dakar porté na plainte ndax ñaari vidéo yi dox ci réew mi yëpp benn nekku ci luy dëgg réseaux sociaux yi nag il faut que ñu def ci ndànk ndax dafa yomb léegi nga yore sa portable sa téléphone filmer wax nit ñi déglu ko gëm la te fekk na ne en tout cas ci li ñu wax ci port de Dakar muy bu njëkk bi ñu wane ñiy sàcc pneu yi loolu am nañu ne firnde ne beneen portu Afrique la bëgguma wax dëkk waaye beneen portu Afrique la liy dëgg ci vidéo boobu rek mooy nit ki olof lay wax waaye bu weesoo loolu liñ fa wax yëpp maanaam yàq la yàggul sax beneen vidéo ñëw wane nit ki ne dañoo sàcc ay injection wu moteur yi loolu aussi nekkul luy dëgg parce que oto boobu naam ci port de Dakar la wàcc mais bi mu wàccee dañ koy contrôler parce que oto bu wàcc port de Dakar dañ koy contrôler bi ñu koy contrôler gis nañ ne oto bi mënul démarrer ça veut dire que panne fu muy jógee loolu la ñëwee donc bu fekkee ne nit ki def na nag vidéo di wax loolu kooku def nañu porter nañu plainte contre X ndax port de Dakar nag day jongante ak yeneen port ndaxte boo wanee yi ngay wane yu mel noonu àddina bi yëpp di ko gis ñu yaakaar ne li dëgg la loolu day indi gàllankoor ci suñu liggéey parce que nit dina bëgg indi ay marchandises am Dakar ne duma ko yóbbu Dakar bàyyil mu yóbbu ko Ghana wala mu yóbbu ko Côte d'Ivoire wala feneen wala Gambie mu wàccee foofu au lieu que nga indi ko Dakar yu mel ni yi ñooy jaxase xelu nit ñi. mu ne woon kaddu yi Ababacar Sadikh Bèye di directeur bu port autonome bu Dakar doonoon tey gan ko grand jury ngeen àndoon ceeg Babacar Fall émission bi ngeen mën ko dégluwaat guddi ci bu 22h maanaam 10h ci guddi jotee dem ba Bambey wax ci ndox yu bon yi nga xam te ne day gilee ca nag kaso ba fa nekk di dem nag ba dugg ci l'école ak bërëb bu fajukaay ba fa nekk di santé ba tax nag askan wi am ci njaaxle gu rëy ndaxte wàllum wér-gu-yaram sax la nar a indi jafe-jafe ndax ndox yu bon yooyu di jógee ca kaso ba nekk foofa ca Bambey Babacar Diouf. diggante centre de santé bi ak école élémentaire Cheikh Awa Balla Mbacké ak boulangerie bi ndox yiy jógee ci fossu prison bu Bambey bi mu ngi continuer di wal ci mbedd mi situation bi nag juróomi at a ngi ni mu jaaxal ñi nga xam ne ñooy askan bi yeewoo ci centre ville bi Aboubacry Touré di citoyen bu Bambey. jékkut ci gis-gis jékkut ci nekkin rafetut aussi ci gis-gis bi ñuy tabax
prison bi booba Bambey dëkk bu ndaw la woon ña ko tabax jamono dañ ko doon tabax booba lii waroon na mën a nekk fii tey nag xam nañu dëkk bi màgg na nit ñi macha allah yokk nañu donc lu mel nii dañ ko war a semtem yóbbu ko feneen tabax ko fa. lan la kilifa yi xaar pour indi saafara ci mbir mi askan wi ñu ngi koy laaj monsieur Mbodj. axe principal dëkk bi prison dispensaire mi ngi nii fii la ñuy fajoo juste marché bi mi ngi nii à 100 mètres lii boulangerie la woon c'est grave fii ay nit ñoo fi dëkk ay nit ñoo fi romb di dem ak dikk di jël ay malade ci loo xam ne ay eaux usées la ay eaux usées nawet bi mooy gën a grave nawet dañ koy ubbi mu jaar ci biir nit ñi di jaar ak seen i tànk xale di ci jaar mais dafa ñaaw dafa rafetlu vraiment ñi ngi ñaan autorité ñu parce que suñ ko waroon bëggoon defar nañ ko bu yàgg ça peut ah waaw mais je pense ne askan wi tam dañuy desee laaj parce que laaj bi kenn nit mënu ko régler il faut population bi jóg ñu régler lii quoi. woote nañ wax nañ lu nekk def nañ ko wante ba léegi ndox mi mu ngi continuer wal ci mbedd yi nga xam ne ñoo jëm ca marché central bi boulangerie bi sax dafa mujj obligé benn partie bâtiment bi mu tëj ko Bambey RFM Babacar Diouf mbirum nag ndox yu bon yooyu di gilli yi jógee ca kaso bu Bambey li ci saafara mooy nag ñi nga xam te ne ñoom lañ fa denc ñu daal di leen di toxal yóbbu leen Thiès wala bokk Diourbel loolu nag di xalaatu kuréel gi di comité de développement sanitaire secrétaire exécutif moom moo xalaat lu ni mel dañ koy déglu ci micro Babacar Diouf. comme ni nga ko gisee noonu la ko ñu population bépp gisee di ko naqarlu suba ngoon guddeeg bëccëg parce que boo xoolee centre de santé bi fi mu nekk dafa nekk côte à côte ak mag bi maison d'arrêt et de correction bi ndox mi di kuul di walangaan ba si buntu hôpital bi ba tax ne même boulangerie bi nekkoon à côté sax dafa mujj tëj beneen porte bi nga xam ne foofu la mooy porte de sortie bi mënuñu ko tijji parce que dafa jàkkaarloog ndox mi tey nag ñoo ngi ñaan ministre de l'intérieur ak autorités yi ne solution biñ ci xalaat mooy en attendant ñu redéployer détenus yi yóbbu leen ci magu Diourbel ak magu Thiès en attendant ñuy trouver une solution di ñaan aussi su fekkee ne loolu am na ñu mën a rattacher maison d'arrêt bi ak ex-gendarmerie bi ci locaux centre de santé bi pour que centre de santé bi gën a yaatu ba liñ fa bëgg a def ñu def ko fii parce que vraiment on tend à un EPS niveau. mu nekkoon Abdou Karim Ba di secrétaire exécutif comité de développement sanitaire bu Bambey ndox yu bon mën a indi feebar yi nag di deng daal di woon feeñ ca Kaffrine juróom-ñaar nit sa amee woon feebar bi waaye fi mu toll nii tal nañ bu baax wér nañu bu ñu sukkandikoo ci directeur de la prévention ca ministère bi yor wàllum wér-gu-yaram naka noonu tam nee na ki nga xamante ne mooy nit ki amee woon feebar bi di Crimée Congo ca Kaolack indi nañ ko toppatoo ko bu baax fii ci Dakar ba fi mu nekk nii mi ngi sant yàlla bu baax a baax docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention ca ministère de la santé. cas yooyu aussi de fekk dañoo doog a am site bi nga xam ne day saytu feebar boobu ci biir Kaffrine moo tax it aussi ñooñu tamit liggéey nañ bu baax ba indil ñu cas yooyu yëpp nag yàlla dafa def que ñoom ñëpp yàlla def na que fañ nañ leen ba wér nañu ba amatuñu cas ci di mooy dañoo nemmeekul actuellement beneen cas daal gisatuñ ko foofu mais seulement ñu ngi koy surveiller poste de santé yi ñu ngi surveiller feebar bi ak docteurs yi infirmiers yi ak ñoom ñëpp ñu ngi koy surveiller te li ñu nemmeeku aussi mooy que feebar bi ci période bi mooy maanaam ci jamono ju ñu nekk nga xam ne que taw amatul sedd baa ngi ñëw d'habitude yow bi koy joxe du am xadar yooyu du xadar bi du mun a am doole du mun a lawal feebar bi donc am nañ ci njort bu rafet ci Kaffrine Crimée Congo tamit amoon na mooy benn feebar bi nga xam ne loolu moom jur yi ñooy faral di wàll nit ñi ci feebar boobu aussi amoon na ci zone de Kaolack gi mooy feebar bi nga xam ne boobu tamit su amee ñun li ñuy faral di def mooy jéem a seet nit ki ndax malade bi ñu jël ko en charge mooy maanaam ñu faj ko ni mu gën a gaawee te kooku tamit hôpital Kaolack def na li ci war ba malade bi yegg Ndakaaru mooy maanaam service maladie infectieuse bu Fann ba jël nañ ko ba amatul benn problème te kooku tamit mun nañu wax ne que wér na yàllaande war na génn hôpital sax yàlla def na ci ndox mu sedd. yàlla def na si ndox mu sedd di kàddu yi docteur Mamadou Ndiaye ñu dénk ko lépp lu jëm ci wàllum faggum ci ministère bi yor wàllum wér gi yaram wax ci wàllum joxe ndox mi fii ci Sénégal nga xamante ne SDE nag dañ ko war a jël ci loxoom dénk ko kër gi du siège loolu nag métti liggéeykat yi nga xamante ne ñoom ni ñuy sàkku ñoom syndicalistes yi bokk na nag ci ñu jox leen 15% ci actions yi ñoom liggéeykat yi loolu leen bëgg maanaam téeméeri actions yi jël ñu jox leen fukk ak juróom ñu yor ko lu ko mooy nag nee nañu fanweeri fan ak novembre seen préavis de grève bu jeexee daañu tàmbali di yëngu-yëngal te loolu mën naa dem sax ba ñàkkum ndox gu muy ni askan wi ñoom demoon nañu seeti ki di xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké dañuy déglu ki yor wax ci turu liggéeykatu SDE yi Elimane Diouf ci micro Marema Diop.
tey dañu ñëw seet si xalif général des Mourides sensibiliser leen won leen ne ñun liggéeykatu SDE conflit bi ñu am ak gouvernement du Sénégal mooy et négociation yi point yu bëri xëy na am na yuñ ci d'accord am na yoo xam ne d'accord bi ci njëkk biñ d'accordul ak ñoom mooy bi ñuy laaj 15% ci capitalu société bu bees beneen jafe-jafe bi mooy processus su passation de service bi dañu bëgg syndicat yi saytu lépp loo xam ne acquis la woon muy ci personnel bi muy ci wàllu avantage yi nga xam ne négocié woon nañ ko ba nga xam ne dañ koy leeral ba société bu bees buy commencé duñ ci fell benn virgule ba léegi liggéeykat yi kenn laaju leen seen position syndicat yi ba léegi rencontré wuñ autorité yooyu yaakaar nañ ne loolu aussi leeralul fi ñu jëm bu ñuy démarrer le 1er janvier 2020 loolu moo nekkoon suñuy tànk waaw préavis de grève bi moom mu ngi expiré le 30 bii ñu jëm et effectivement période bi période du saytu la période du ouverture ou négociation la ci ñun liggéeykat yi parce que bëgg nañ buñ demee bés amuñu solution bu ñuy dem grève aussi ñu leeral population yi li tax ñuy dem ñu leeral autorités yi li tax ñuy dem responsabilité buy am ci déclenchement grève tey bu ñu defee li ñu war a def yëpp yaakaar nañ ne gouvernement Sénégal mooy jël responsabilité lépp lu am ci grève boobu. nekkoon Elimane Diouf jiite mbootaay gi ëmb syndicaliste nekk ci kër ndox mi di SDE ñu ngi ko doon wax ci suñu xibaar yi ñu weesu ministre Mansour Faye di maire bu Ndar xam ne ne nag li nga xam te ne mooy bël ba nekk ca Ndar yàggatu dara daañu tàmbali liggéey yi ngir daal di wàq suuf yi fa nekk ndaxte bël boobu ay doomu aadama yu ba dañ ci ñàkk seen bakken loolu nag yayul ñi nga xam te ne ñooy nappkat ya fa nekk nee na nag geneen digge gu bees la gu jógee ci nguur gi ndaxte ñoom li ñuy xaadu ay wax waaye ay jëf la ñuy xaar Mohamed Nabi Sila digéeb liggéey file ay bés ci lu aju ci wàllub defaraat bël bi doon loo xam ni jaaxal na lool nappkat yi gis ni am na ay dige yu bare yu nguur ngi respecté wul. Abdoulaye Camara médiateur ci IRPAS régional bu Saint-Louis programme bël bi IRPAS am nañu jéego bu rëy bu ñu ci def parce que ku ne gis na marché yi ñu fi def daanaka suñuy waxu bël bi dañ naan tey niveau bi mu àgg ñun IRPAS ñoo ko fa yóbbu tant que xëy na ministre bi ñëw na fi def na CRD amoon nañu yaakaar ministre Oumar Gueye mois d'avril di leen ko dragué balisé ko ba moo leen am fu ñuy jaar mais loolu ndras dalu si dem ba léegi gisuñu si dara kon tey bu ñu waxaatee nii dans quelques semaines daana ko dragué wax dëgg yàlla loolu ñun ba nu koy gëm daal mbéte ba nu ko gisee Baye Diallo di coordonnateur comité local de la pêche artisanale yokk ci ñàkk gu bare goo xam ni jot nañ ko am ci wàllu matériel ak nit yu faatu ci bërëb bilee leen rek lañ moo ñu mën a dëggalal dégg nga maam que ni ñoom li ñuy wax loolu lu nekk la mooy ñu ñëw indi fi dégg nga maam lépp loo xamante ni bi matériel la bu imposante bu ñu wane ni ñoom war nañu gas dex gi war nañu gas bël bi ñàkk nañ ci presque dégg nga maam booy xool ci ay doomu aadama yi ñu ñàkk ci ay wàllu bakkan dem nañu dégg nga maam presque ci 400 ak fukk doomu aadama ak juróom-benni doomu aadama li ñu ñàkk ci ay milliards ëpp na juróom-ñaari milliards yu tegandal genn wàll xam nga loolu dégg nga maam dafa nekk doy na sëkk ci alerte mais bu fekkee ne état bi boobu ba léegi 2013 1er janvier danaa leen ko gàttal 2014 1er janvier danaa leen ko gàttal loolu mënuñu ko gëm. Montinde am na ay nappkat yu ci mel ne Maxu Seen am yaakaar lool ci kàddu yi maire bi yëkkati. comme Mansour doomu Ndar la te jafe-jafe yi si Ndar yëpp si kanamam lay amee te moom bu amee kenn ko si njëkk am xawaar ndax dañu koy woo wax ko jafe-jafe yi nii la demee nu amaat yaakaar rek soññaat ko aussi ndax di. nu mu mënti demee Langue de Barbarie ak nappkat yi yaakaar bu baax a baax ci liggéey bu ni mel te bëgg gouvernement bi jëmmal ko ngir ñu wàññi lim ci ay nit yi ñàkk seen bakkan ci bël bile. RFM ci Ndangéej Mohamed Nabi Sila. RFM bitim réew. une heure tegal ñaar fukki minute ca Bissau foofu la ñuy dem fekk fa sunu ndaw lañ fa yebal di Lamine Ba Lamine ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay El Hadj. suba ba léegi 8h ba léegi kon askan Guinée Bissau di woote ngi tànn seen njiitum réew fu ñu toll waxtu wi. waaw li nga xam ne nag mën nañ ko wax mooy 8h ba léegi lii di vote bi askanu Guinée Bissau génn nañu ngir amal li nga xam nag moo di vote bi fal ab njiitu réew nañ ko doon waxee ci suba ba léegi fukk ak ñaari candidat nag di xëccoo li nga xam ne nag moo di fauteuil présidentiel bi li nga xam ne nag seet nañ ko jamono ji njóogu mooy amul daanaka ay jafe-jafe yi nga xam ne nag ay lënt yi nemmeeku ci li nga xam ne nag moo di scrutin bi mbir yaa ngi jaar yoon ci suba ba léegi ci regroupement yi nga xam ne nag def nañ ko nemmeeku gu ñu fenn nga xam ne am na xëccoo wala ay tolof tolof yu jëm yi nga xam ne dana yàq li di scrutin bi kon Bissau tey boo génnee ci tali nag doo gis kenn élage ndaxte lépp luy boutique ak commerce dañ ko tëj ngir nga mën a circuler sax foo nga yor li nga xam ne moo di ab laissez-passer ngir mën a circuler biir Guinée Bissau
ci candidat yi nag ñoom ñëpp voté nañu ki nga xam ne nag mooy Domingos Simoes Pereira moo ngi voté ay 10 heures le voté fa nga xam ne nag moo di Luanda di ab assemblée populaire nga xam ne fa lay voté ndaxte ñoom fii du ab bureau de vote la ñu yore waaye ay assemblée populaire la ñuy yor ci plein air la ñuy voté ci ay biir école comme nañ koy nemmeekoo nga xam ne nag moo di Sénégal ki nga xam ne nag moo di DSP voté na kii di it José Mario Vaz di président sortant bi moom it voté na sànq ca centre ville ndaxte moom dafa dox sax diggante palais bi ak fa nga xam ne foofu lay voté 200 mètres moo nekk diggante bi jot na faa yëkkati ay kaddu naxarlu ne ni communauté internationale dugalam loxoom ci li nga xam ne nag moo di vote bi ca Guinée Bissau Oumar Sissoko Embalo moom it mu jóge demewoon voté Gaabu dëkk sànq taxaw ca siège am moom lañ jógee di interroger nii sax nee nag Guinée Bissau moom bëgg nañu fal ko waaye dafa bëgg xeex bu baax a baax li nga xam ne nag moo di drogue bi ndaxte jàpp nañ ñu bëri jamono ji ñoo ngi yor réew mi yor seeni alal drogue bee lañ ko jox moom nag loolu la bëgg xeex jëlee ko fi waaye nee ne moom mu ngi séddali xaritam ak Sénégal nee ne Macky Sall xaritam la ndaxte nekkoon mës na nekk ci ay tolof kooku jàppale ko ak yeneen njóogu yi nga xam ne mu ngi dox waaye jamono ji nemmeeku guñu ay jafe-jafe ci scrutin bi lépp ngi jaar yoon fii ci Bissau. jërëjëf Lamine Ba du si ndaw foofa ca Bissau kon ci bés bi yëpp ñu nar a ànd ak moom ci élection yi foofa ca Guinée Bissau moom sax Lamine Ba jot na taataan kaddu yi kenn ci candidat yi gannaaw ba mu voté ba noppi di nag DSP Domingos Simoes Pereira moom nag am na yaakaar ne daal mën na am ndam ci wote yooyu te nag lu ci génn nee na bu fekkee gañewul tamit lu ci am rek da koy nangu ñu déglu ko moom Domingos Simoes Pereira ci micro Lamine Ba. sentiment de fierté d'avoir accompli une responsabilité civique. dama kontaan lool ci li ma voté ba pare ak it ci li ma doon candidat ci élection bi muy élection bu am solo nag ndax ëllëgu Guinée Bissau ci la nekk xam nga man démocrate la lu urne yi wax rek danaa ko nangu même su fekkee ne dañuy dem deuxième tour it danaa ko nangu. je vais respecter le résultat si en deuxième tour on va le respecter. mu nekkoon Domingos Simoes Pereira di kenn ci candidat yi foofu ca Guinée Bissau Barthélémy Ngom moo doon tekki lay kàddoom des ba léegi ci wote yooyu ci Guinée Bissau doomu Guinée Bissau yi nekk fii ci Dakar ñoom tamit ñi ngi voté fii ci Dakar nag bokk na ci béréb yi ñuy voté église Saint-Paul bu Grand Yoff ñuy dem par benn di voté ji lan rek la ñuy ñaan mooy dal ak jàmm dellu si foofu la ca réew ma reportage Papa Balla Gueye. centre de vote église Saint-Paul bu Grand Yoff daanaka tey ji ci suba gi nit ñi nga xam ne ñoo voté si bare wuñu loolu. benn bureau de vote bi nga xam ne moom nañu fa amal nag lépp mu ngi jaar yoon suñu sukkandikoo ci madame Barbosa mi nga xamante ne moo jiite bureau de vote numéro 4 bi nekk fii ci Ndakaaru. ba léegi ça va on ne se plaint pas avec comme c'est dimanche. 10 heures jot na ñaata nit ñoo voté. 50. waaw dina yaakaar nañ ko dina ëpp 50 dina ëpp. mu kontaan lool ci anam gi nga xamante ne loolee la lépp di doxee ci présidentielle guinéenne bile Jean Ndéki nag moom li mu gën a bëgg bokk na ci dal gi nga xamante ne moo fa am jamono ji daal di fay sax. voté naa ba pare en tout cas daal suma côté je préfère toujours le même président parce que dama gis dafa dugg ci dëkk bi changé amatul ay yëngal ay problème comme bu njëkk dafa tranquilliser dëkk bi. jàmm dal bokk na ci li nga xamante ne Bissau guinéen yu Dakar yi moom la ñu gën a bëgg Jean Mendy moom nag mu jàpp ne ab soppeeku am na gannaaw ba nga xamante ne njiitu réew mi war a génn di José Mario Vaz am na lu mu fa defagum. ku ñu mën a wax dara si moom mooy ki nekk ci dëkk bi ba pare ci réew mi kooku nga mën a xam mbaaxam wala mais ñi ñëw nii xamuma ci kenn pour l'instant moom am na lu tuuti lu mu def comme stabilité pour nga développer wu foog nga am stabilité boo amul jàmm mënoo liggéey waaw moom fu mu ko commencé moom baax na xaw ma fu muy jëm mais début bi baax na. lu tolloog juróom-ñetti bureau de vote yoo xamante ne moom la ñu taxawal ci biir Sénégal ndawu Bissau guinéen yi nag ñu ngi xaarandi lu bari ci présidentielle bi nga xamante ne door nañu ko te donte nag amoon na yenn jixi jaaxa yoo xam ne nemmeeku nañu ko ci campagne électorale bi lee. ci léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Njogu Diène. wàllum beach soccer di football tefes ngay tàmbale. waaw coupe du monde bi ñu koy amal ci Asunción ca Paraguay Sénégal nag tey jii ci guddi gi ci 22h25 jotee dana daal di sóobuwaat ci gile jogante digganteem ak Belarus lay daal di doon ñoom nag seen bébét mooy fexe ba bañ fa am défaite ndax défaite bi ñu ko fa jëlee danañ kon bokk daal di toog ba tax na dañoo fas yéene def kon bokk seen kéem kattan ngir fexe kon nu ñu relancé woo ci gile tournoi ñu ànd section envoyé spécial foofu la ci Paraguay di Soda Thiam. gannaaw ba mu créé surprise bi ci qualification européenne yi Belarus nag daal dinay amal dugg si gu rafet ci gile compétition loolu nag nara tax joganteem ak Sénégal nara metti niki tey jii bu ñu sukkandikoo ca kay tàggat gaynde yi di Omar Ngala Sylla. moom défaite moom égal synonyme
unanime boo xamante ne tey jii moo lay génne si compétition donc nag si loolu nag ñu ngi si leen waxtaanaat bu baax wax nañ leen nan la ñuy taxawee contre la Biélorussie pour que mën a taxaw ak moom pour contrer leen et aussi pour nga xamante ne aussi nan lañ def ba marqué leen xam nañ ne Biélorussie tey équipe la bu ñuy respecté boo xamante ne waruñu ko may dara sinon rek bu ñu éliminé ñu mooy sanu toog. Bélarus ab ndam lay wut niki tey jii ngir mën a jot ci quart de finale yi ci loolee nag gayndek Sénégal yi xam nañ bu baax lu leen di xaar bu ñu sukkandikoo ci seen capitaine Alseyni Ndiaye. parce que Bélarus moom boo xoolee équipe bu physique la donc mën naa wax ne ñoo xaw a niroo ni ñuy joué parce que Bélarus ñoom dañuy wax ne bu ñu gagné rek ñoom dañuy qualifié donc Sénégal aussi wax na ñun bu ñu ñàkkee rek dañuy ñibbi Sénégal donc match bu difficile la ñu xaar mais yàlla baax na ñaan nañ yàlla génn si jàmm ak salaam incha allah. moom gardien wu gayndek bitu choc gi xamal nañu ne am na aw jàngat gu mu def seen match gu njëkk te dina ci bàyyi xel ni ki tey jii. parce que ñoo leen gën a expérimenté aussi ñun dinañ ñëw indi suñu expérience mais aussi dinañ imposer aussi suñu jeu foog ñu jàng di gérer score match parce que ñun boo xoolee bu ñu demee jeux mondiaux yi bii match bi desee 18 secondes lañ perdre match bi il faudra encore beaucoup de concentration surtout les dernières minutes de la suturaal ñu ba ñu am suñu première victoire fii ci Paraguay incha allah. Bélarus mi nga xamante ni bii moo nekk guléeta muy bokk ci coupe du monde bëgg na wéyal di am ndam waaye nag ni ki tey jii dina jàkkaarloo équipe Sénégal goo xamante ni dafa xiif ndam mu newoon Soda Thiam fii ci Asunción Paraguay ngir Radio Futurs Médias. Soda Thiam laata loolu geneen équipe bu Afrique teewal ñu fa moo di Nigéria ñoom itam danañ daal di tase ak ñi nga xam te ni ñoo di waa Oman gannaaw ba ñu lajjee waa Nigéria seen premier match bu loolu weesoo alaaji ñu daal di waxtaane wàllu football waaye bi la yoon ci pelouse yi ak CAF di confédération africaine de football daal di siiwal tey ji liste 30 nommés pour titre joueur africain de l'année am na nag ay doomu Sénégal ku ci mel ni Sadio Mané kii di Kalidou Koulibaly ak itam Idrissa Gana Gueye ñeneen ñu ko fas yéene xëccal moo di Pierre-Emerick Aubameyang bu Gabon Riyad Mahrez bu Algérie ak Mohamed Salah bu Égypte yëf nag juróom-ñaari fan ci weeru janvier ci atum 2020 lañu koy daal di kon bokk siiwal jàppale ni tamit Aliou Cissé bokk na si entraîneur yi nga xam te ni ñoom lañu daal di tabb ñu doon meilleur entraîneur de la saison ñu daal dellu suñu réew waxtaane challenge des champions troisième journée bi tey jii ci ngoon lañ koy daal di amal di ñaari jongante ci stade Alassane Djigo bu Pikine ci poule A bi 15h diggante Jàmbaar ak Génération Foot ñaareel ba di poule B 17h diggante Jaraaf ak Teungueth FC Gorée ak Dakar Sacré-Cœur ñoom nag dañoo daal di exempté wàllu football ci biti réew Copa Libertadores doomu Brésil yi di waa Flamengo daan nañoo am ndam seen digg ak ñi di waa River Plate gannaaw final bi nga xam ne ñu ko doon amal ni ki démb foofu la ci Lima di capitale bu Pérou doomu Brésil yi di waa Flamengo ñoom ñoo ci daal di am ndam ñaari bal ci benn jàppale ni sax ñoom dañ leen mëne ba 89e minute dañoo daal di kon bokk égalisé ñu teg si ñaari simili ci temps additionnel bi ñu daal di kon bokk dugal seen ñaari but yooyu yëpp ko dugal moo di Gabriel Barbosa ñu tuddee ko Gabi Goal championnat ci biti réew championnat bu France 14e journée bi dinañ ko daal di yeggal li ni ki tey jii 14h diggante Girondins bu Bordeaux ak Monaco lay daal doon 16h Saint-Étienne Montpellier 20h Toulouse ak Marseille mi nga xam te ni moom moo féetee jamono gi si ñetteel place bi te pexem moo di fexe ba jël li nga xam te daal moo di ñaareel place bi topp ci gannaaw Paris Saint-Germain mi nga xamante ni moom ajuma gi amal na ndam ci diggante mag ñi di waa Lille 2-0 ca Angleterre ñu ngi seen 13e journée ni ki dimanche gi 16h30 diggante Sheffield lay daal doon ak Manchester United nekk ci ay jafe-jafe jàppale ni googu le championnat ka féetee ci bopp raw gàddu gi moo di Liverpool bu Sadio Mané mi nga xamante ni moom itam démb jot naa dugal mujj am ndam seen déplacement ci Crystal Palace ñaari bal ci benn ñaareel place nag ka fa nekk moo di Leicester ñetteel place bi ñi di waa Manchester City ñoom ñoo fa daal di ne gannaaw ba ñu amee ndam ñoom itam démb seen diggante ak ñi di waa Chelsea ñaari bal ci benn championnat bu Espagne FC Barcelone ba tey mi ngay wéy di nekk ci bopp raw gàddu gi tolloo ki poñ ak Real Madrid mi nga xam te ni moom itam démb ci ngoon daal naa mujj am ndam ci diggante mag ñi di waa Real Sociedad ñetti bal ci benn ñi nga xam te ni nag ñoo di waa Atlético Madrid ñoom dañoo daal di match nul seen déplacement bu ñu amal ni ki démb seen diggante ak ñi di waa Granada jàppale ni tey jii dana am ay jongante yi ñeel ba tey championnat bu Espagne buñ ci mën lim nag moo di diggante Valladolid ak ñi di waa FC Séville ci bu 20h jotee lañ koy daal di amal championnat bu Italie 13e journée Juventus de Turin ba tey moom ma ngay wéy di nekk ci place bu njëkk bi ñoom démb daal nañoo am ndam seen déplacement seen diggante ak Atalanta ñetti bal ci benn geneen résultat ñeel Inter de Milan féetee si ñaareel place bi moom dafa fekki démb Torino ci dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci dara Napoli bu Kalidou Koulibaly ñoom ñu ngi ci digg classement bi jamono gi nekk ci ay jafe-jafe ñoom démb dañoo daal di match nul seen diggante ak Milan AC ku ci nekk jot naa dugal moromam benn but lu ci des ci jongante niki tey yi lañ koy daal di yeggali ci lu jëm ci 13e
journée bu championnat bu Italie championnat bu Allemagne lañ koy daal di jeexale ak 12e journée bi foofu ñi nga xam te ni ñoo di waa Borussia Mönchengladbach ba tey ñi ngay wéy di nekk ci bopp raw gàddu gi donte sax démb daal nañoo ñàkk sa diggante ak Union Berlin ñaari bal ci dara ñaareel place bi nag ka fa féete moo di Bayern Munich moom mi nga xam te ni dafa fekk démb Düsseldorf ci dëkkam daal di ko daan ñeenti bal ci dara ñi nga xam ne di waa Borussia Dortmund ñoom ñi nga féete ci juróom-benneel place bi gannaaw ba ñu match ni leen di ko ajuma gi seen diggante ak ñi di waa Paderborn ku ci nekk jot naa dugal moromam ñetti bit lu ci des ci jongante tey jii lañ ko fas yéene yeggali 14h30 diggante Augsburg ak ñi di waa Hertha Berlin beneen ba 17h takkusaan diggante Hoffenheim lay daan doon ak ñi di waa Mayence alaaji li ma fi ko doon fas ci xibaaru tàggat yaram. jaajëf Seyni Cheikh li tam moo fi fasoon ci xibaar yi ne ñu def